7h30 ci télévision Futur Média mbokk yi nuyu nañu leen rafetlu ni ngeen àndee ak suñu programme fas yéene ànd ak yéen ci xibaaru timis yi la ca gën a fës bokk na ci pèlerinage marial bu Popenguine téeméer ak ñeenteelu yoon bi ñu ko doon amal tëj na ñu tëjee ko nag ak ab homélie di tëjee ko ak messe solennelle boo xamante ne ji kon monseigneur Martin Boucar Tine yëkkati na ko moom évêque bu Kaolack bi dellu siwaat ci fitna jeeg ni ñu ko nemmeekoo jamono ji ci réew mi di sàkku ci askan ñu ànd ak dal lu ñuy mën di def ñu jiital ci jikko yu baax yi ñu xamee lu aju nag ci élection législative yi kii di monseigneur Benjamin Ndiaye àdduna jëme ci sàkku it ñi nga xam ne ñoo war a wote daal ñu def ko mbirum citoyen teg ko ci yoon wot bi kon jaar ci yoon ba ñuy amal cérémonie officielle bi doonoon ci teewaayu ministre intérieur di Antoine Félix Diome moom it rafetlu bu baax a baax kàddu yi nga xamante ne ji kon archevêque bu Ndakaaru yëkkati na ko ci moom yi leen daje. leneen ci wàllu xibaar bokk na ci journée mondiale de l'environnement jigéen ñi yëngu ci wàllu transformation produits halieutiques ci diwaanu Bargny ñoom gisuñu ci seen bopp la tax moo di fañ daan fàkk toog di liggéey nee nañu daal lu aju ci ndox mu bon muy bàyyeekoo ci centrale à charbon bu Bargny moo ko nangu tax ñu bëgg ci njiit réew Macky Sall mu àddu jëmi ci ba noppi sàkku ci pexe jamono jiita ngéej moo di borab boo xamante ne ji nee nañu daal lu bari ci industrie yafa ña ngi koy yàq ndax xet gu bon ak ndox mu bon mañ leen di wàllu tàggat yaram football Ligue 1 Casa Sport jël na championnat bi tey jii la leer ba mu footballee ak Teungueth FC ndam demul dikkul kenn ku nekk benn bal nga dugal sa morom match nul boobee moo tax Casa Sport kon nekk champion bu Sénégal ci wàllu football mbokk yi lii mooy li fi gën a fës ci ay xibaar ngeen taaxelu ma faram fàcceel leen ko. dellu leen nuyu dellu rafetlu ànd bi ak télévision Futur Média ni ñu ko ñu jëwoon ci bopp bi rek la ñuy duggee ak yéen ci yàkkali gi doore xibaari timis yi ak pèlerinage marial bu Popenguine téeméer ak fanweer ak ñeenteel bi lañ doon amal tëj nañu ko tey ji tëj ko ak messe solennelle boo xamante ne ji kon homélie bi ko fa yëkkati moo di monseigneur Martin Boucar Tine mooy évêque bu Kaolack ñëwaat na nag ci fitna ji nga xam ne moom la ñu nemmeeku ci réew mi jamono ji mu sàkku ci ñi nga xamante ne ji ñooy askan wi daal ñu dellu ci jikko yu baax yu ñu xamee woon ngir di moytu yenn yoo xamante ne ji jafe-jafe rek lay jur Alxasan Ba la ñu ci yàndal. Monseigneur Martin Boucar Tine yëkkati kàddoom di ñaawlu li ñuy nemmeeku jamono yi ci suñu njaboot yi ci société bi ay xeex yu mu jàpp ni dañ ko war a amal muy xeex lu jëm ci wàllum bañ a wax dëgg wàllu ger gi waaye itam wàllu fitna gi ak fu munti jóge moom mi sax mi nga xamante ni moom mooy évêque bu Kaolack mu ngi samp laaj ana fan la fitna googu bàyyee ko. boom nañu kii rey nañu xale bale def nañu nii def nañu naa fitna gi ëpp na sumay mbokk yi fan la lii jóge suñu biir Sénégal waaye waruñu noonu rek naan waaw am na lii ñu ne fan rek toog di xool fitna gi fan lay tàmbalee loolu la ñu war a xalaat d'abord fan lay tàmbalee suñuy biir xol balaa nit ne la salaamaaleykum sa nga dagg saaga lan la def waruñoo bàyyi suñuy aada yi yenn aada yu rafet ci yar xale yi. njaboot ci famille yi vocation waaye itam yoon ju sell nekk na thème téeméer ak fanweer ak ñeenteelu édition bu pèlerinage marial bu Popenguine ci homéliam moom évêque bi mu ngi sàkku ci waaye gëm yi ñu dox jëm ci yoon wu sell wi inspiré wu ci lekkoolu njaboot ju sell ga ca Nazareth. su xale di màgg di dégg bés bu ne waaye juram yi di naan kii day kenn mënatu ci dara foog itam mu dundee ni koo xam ne ki kenn mënatu ci dara bu ñu di bàyyi di daw suñuy responsabilité Mariama ak Yosef dawuñu seen responsabilité naan doomu yàlla la de na yàlla toppatoo loolu lépp suñu yoon nekku ci hey Sénégal gi suñu yoon nekku ci. jàpp na ni ndaw ñi yàqamti moo leen sonal moom monseigneur Martin Boucar di sàkku sax ñu daal di dellu ci valeur yi nga xamante ni ñoo fondé suñu nekkin mu gis ne itam ak jafe-jafe gu mu mënti doon dañ ko war a dund ak ngëm waaye itam ak responsabilité.
kaddu yeneen yu bàyyeekoo ci kilifa jàngu beneen di monseigneur Benjamin Ndiaye lu aju ci lakk ga woon ci hôpital moom Abdoul Aziz Sy bu Tivaouane ba fukki liir ak benn ñàkk ca seen bakkan tiisloo na ko naqarloo na ko lu aju it ci ñi nga xamante ne ji moo di njaboot gi ci lorule ay ñaan jóge ci moom jëm ci ñoom di sàkku it daal ñu mën a am kon xol bu ñu ko muñee leneen lu mu àddu jëmee moom monseigneur Benjamin Ndiaye moo di ci élection législative yi nga xam ne moom la ñu dëdmal sàkku nag ci ñi nga xamante ne ji daal ñoo di askan wi ñu def seen devoir civique ni mu waree ànd ko nag ak responsabilité bu mat sëkk ñu teewlu ko moom monseigneur Benjamin Ndiaye ci micro Pape Fara Gningue. Le 31 juillet prochain. fanweeri fan ak benn ci weeru juillet bii di ñëw sénégalais yi dañ leen a woo ngir ñu fal député yi ci assemblée nationale député yooyee nag foofee ca assemblée nationale dinañ fa teewal ngir yëkkati ay kaddu ñeel lu jëm ci ay jafe-jafe ga seen électeur waaye it war nañ fa teewal sénégalais yi yëpp te loolu la ñuy xaar ci ñoom wàccaay élection yooyu nag dafa laaj ku ci nekk mu fàttaliku taxawaayam ci biir réew mi muy civisme ba nga xam ne nii war na ànd ak moom waaye te responsabilité ba ñuy xaar ci ku nekk ñu gën a dëgëral suñu société ak suñu démocratie war nañ def lépp ba ñu ànd ak suñu xel te moytu fitna moo xam lu jëm ci yàq lu ñu bokk ñu ñëpp élection yooyee ñu amal ko ci jàmm waaye lépp leer ci monsieur le ministre nga baal ma rek ndax mun naa jàpp ni gaa li may wax dafa mel ni kon xawma ci dara muy mbirum liste yi nga xam ne ni coow sax am na ci waaye ndax mun na compliquer lool ba coow yi ci am ci nan la mën a nekkee ndax laajul kon ñu tàggat ñi nga xam ni ñoo nekk ci formation politique yi ngir moytu bépp jafe-jafe ak ñàkk déggante goo xam ne nii da ciy am démocratie moom la ñu war a doxal moom la ñu war a saxal ngir nag jàmm mun a am. Essentiel pour mieux garantir la paix et la concorde. ministre intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diome teewoon ci cérémonie officielle bu pèlerinage bu Popenguine ba moom it daanaka fii archevêque bu Ndakaaru wax jëmale foofee la jëmale mu jëm ci élection législative yi ak taxawaay bi ci war citoyen bi Antoine Félix Abdoulaye Diome la ñuy teew lay kàddoom. Le thème du pèlerinage de cette année. thème muy tomb bi ñu tàmm ci pèlerinage yu ren gi doon na lu am solo. jagleel ko rek njaboot waaye yoon nga ñu war a mën a jaar ngir tegu ci lépp loo xam ne nii diine bi daka santaane loolee doon lu rafet ndax dafa tombeek jamono joo xam ne nii ay comportement ak jëfinu ñenn ci ay nit lu ñuy ñaawlu la wute lool ak suñu fondement société ba nga xam ne nii nañuy dundee ci suñu biir njaboot doon na lu fi yàgg lool te rafet moo tax maa ngi félicité waat comité d'organisation bi ci taxawaayam ak tomb bi nga xam ne nii tànn na ko damay rafetul rek teewaay bi nga xam moom la ñuy amal fii ndax monseigneur ak évêque yi nga xam ne ñu ngi fii ci wet ga dañoo gis it ne mbooleem këru diine yi ci biir réew mi am na ñu leen fi teewal di fàttaliwaat rek kon ne ku ci nekk war na delloo xelam xoolaat taxawaayam ak doxalinam ngir suñu société bi doon lu jaar yoon. Travail d'introspection et de remise en question. dañuy seeti Adama Faye ab ingénieur en biologie médicale la dafa nag sos benn appareil boo xamante ni day mën a tax ñu natt li ñu naan vitesse sédimentation sanguine moo di kan Fatou Kiné Deme. muy ab jumtukaay bu xarala buy tax nag ñu mën a natt ak xayma deret nag ni muy wàccee maanaam gaawaay bi ci wàllu analyse. wàcc bi nag dafa am norme. warul gaaw lool bu gaawee dafay wane ne nit ki am na feebar loolu moo tax ci bilan yi nga xam ne moom la médecin yi di laaj maladie dañ ciy boole toujours analyse boobu. appareil bi ma inventé tube bi maanaam deret bi doo ko laal lépp c'est automatique waaw appareil bi daf koy mélanger bu ko mélanger bu pare daf koy lire aussi. je vous présente l'appareil. jumtukaay bi ki ko fent Adama Faye ingénieur ci wàllu biologie muy lu am solo ndax dafay tax rek ñi yëngu ci wàllu analyse nag deret mën a tàqalikook anam bi ñu koy defee te mu mën leen a indil gàllankoor mën a yeexal itamit seenub liggéey. méthode boobu mooy da ngay jël deret bi di koy manque wala nga koy yéegal da ngay jël tube bi di koy ubbi donc loolu day tax maanaam ki nga xam ne day liggéey mën na ci sax am ay loraange.
jàpp nañ ni bii jumtukaay gën naa yemb gën naa gaaw waaye tamit mën na leen a dimbali bu baax a baax rawatina ak bu ñu ko connecté ci wifi nee nañ loolu sax dafay tax nag données yi ñu gën koo mën a denc. infrarouge par wifi maanaam dañ koy commandé par wifi maanaam da ngay jël appareil bi nga teg ko ci laboratoire bi dem ci sa bureau à 200 mètres ou 500 mètres nga yor sa ordinateur ngay liggéey ci appareil bi. Adama Faye fas yéenewul yem fii gannaaw fanweeri at ak juróom yu mu liggéey ci kër docteur yi tey mu à la traité ma ngay wéyal nag ab njàngam ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ngir nag jot ci ab master dermatologie biologique. appareil bi am na ay yu bëri yoo xam ne des na yu ma ci war a gëstu daal. gëstu ngir gën a may doole bii jumtukaay lii mu fent nag tax na ba mu am ñaari médaille muy or ak xaalis mu amee ko nag ci salon international bii ñu jagleel wàllu fent yi ñu doon def ca Genève ci atum 2021 ak beneen salon bu amoon ci Abidjan ci atum 2022 ñaari salon yooyu nag mu teewaloon fa Sénégal. Fatou Kiné Deme dañuy des ba léegi ci wàllu wér-gu-yaram ak xibaar bu ñu nangoo ci professeur Soukeydia Tine ma nga ca faculté médecine université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru xam le ne fii ci réew mi téeméeri doomi aadama yoo fi jël lu ëpp juróom-ñett fukk ya mu di 80% yi dañoo amee jafe-jafe yi bëñ loole nag mi ngi ko xamle ci ndaje moo xamante ne ji amaloon nañ ko ci diwaanu Thiep nekk ca Bambey ngir doon seet askan wi seeni bëñ mu di consultation médicale gratuite Babacar Diouf. lim bi ëpp na ba jaaxal ñi nga xamante ni ñoom ñoo yëngatu ci wàllu kër docteur ci feebaru bëñ professeur Soukeydia Tine ne ñi nga xam ne ñooy sénégalais yi ñu ci bëri am nañ feebar boo xam ne ni jàpp na ci seen gémmiñ wala ci seen bëñ. def na ko lëkkaloo ko ak ministère de la santé et de l'action sociale yu wone ne boo xoolee lu mat téeméeri sénégalais lu mat juróom-ñetti fukk yi am nañu au moins jafe-jafe ci wàllum gémmiñ soit bëñ bu bënn la. soit siiñ buy nàcc la wala yeneen métti xeetu métti ci gémmiñ. cancer yi nga xam ne ñoom ñooy jàpp jigéen ñi tamit nekk na loo xam ne nii ëllëm na ñi nga xam ne ñooy fajkat yi te war nañ cee jóg docteur Rose Wardini moo di présidente Médicale Internationale. nga xam ne mu ngi jeexal suñu jigéen ñi donc profité nañ ci occasion bi pour waxtaan ak ñoom ci moyens yi nga xam ne moom lañ leen indil tey pour ñu fagaru ci jàngoro boobu. loolu yi lépp tax nag ñu defal li nga xamante ni mooy journée de consultation gratuite amal ko ci dëkk bi di Thiep. lu doy ba pare dafa cher duñu am ak njëg gi pour faj. moo taxoon ñu xalaatoon ne la jaadu na ñu wut association boo xam ne ak ay pexe yoo xam ne dañuy dem ci population yi fa ñu ne ak lu mu sore di leen dimbale. maire dëkk bi ne lii de lu rafet la te ñi nga xam ne ñoom ñooy ressortissants Thiep yi ko organisé war nañoo wàll ñeneen ñi. vraiment am na solo ba nga xam ne dañoo bëggan dëkkaat yi nga xam ne am nañu ay bérébu fajukaay ñu roy ci ñoom. askanu Thiep bëgguñoo yem rek ci wërgu yaram bëgg nañoo laal jàng ak jàngale mi mbay mi ak càmm gi fu ci nekk ñu def fa seen doole pour gën ko suqali. SIGAS mu di centre boo xamante ne ji dañ ko teg ngir jëm ci ay gëstu ci wàllu génomique ak i tàggate ci woowile wàll dana tàmbali ay yëngoom tey ji ci altine ji la war a door ay yëngoom di centre boo xamante ne ji benn la ci Afrique ci sous région bi kon li ko jur nag moo di lëkkoo goo xamante ne ji service paratologie ak faculté médecine pharmacie ak odontologie bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru amal na ko ak université Harvard ba ca Boston ca Amérique ñu ànd ci ay leeral ak Mariama Ndiaye Pape Sangone Mbaye. Centre international de recherche et de formation en génomique appliquée et de surveillance centre bu yees la bu nekk fii ci université Cheikh Anta Diop di centre bi nga xam ne gannaaw ay lëkkaloo ay mbootaay yu am solo ci la juddoo. Sénégal li nga xam ne jumtukaay taxaw na bu am doole par rapport ak xeex jàngoro yu mag yi dinañ ñëw gën ko dooleel gën a liggéey ak ministère de la santé pour que suba lépp luy jàngoro lu mel ni sida lu mel ni tuberculose waaye surtout sibir bi nga xam ne dañoo bëgg a dem vers l'élimination ak yu mel ni ay Covid ak yeneen. ñu mën a am lépp lu nga xam ne soxla nañ ko ci ndimbalu formation yi nga xam fondation yi nga xam ne mooy Bill et Melinda Gates. directeur général des recherches et de l'innovation nee na centre bi dikk na ci waxtoom ndax fii ak pajum ëllëg lañ fiy saytu. médecine bi ñuy séntu suba ak gannaaw suba mooy li naan médecine de précision saa bu ñu lay joxati benn garab dañuy seet sa yaram naka la bindoo ñu wax la garab bii nga war a jël. waxtu bi nga ko war a jël mu yegg fi mu war a yegg médecine de précision boobu institut bii professeur Daouda Ndiaye sanc fii ci université Dakar faculté de médecine ñoom loolu la ñuy yëngatu. fii ci centre bi nag lépp yemb na ngir liggéey bu mucc ayib. le centre a été préparé et aujourd'hui prêt.
centre bi noppi na ngir ëllëg bépp mbir boo xam ne ni ñeel na mbirum santé di ay pandémie Sénégal mën a jàkkaarloog moom ñu am technologie ba nga xam ne ni moo war comme ni mu amee ci réew yu mag yi lu ci mel ni États-Unis waaye ci geneen fànn ga Sénégal taxawaayam ci àdduna bi doon loo xam ne dañ ko gën a sigil ñeel mbirum wërgu yaram. Au plan mondial, je parle même pas de l'Afrique par rapport à beaucoup de choses. SIGAS mooy centre bu njëkk bu mel ni fii ci Afrique sowu jant di makkaan bu am solo fii ci Sénégal waaye tamit ci Afrique yépp. campagne bi ñu doon amal jëm ci wàllu sensibilisation ci kaaraange ci kaw tali bi te collectif gi dajale ay clients yu taxaw ngiru kaaraange ci tali bi ñu naan ko client pour la sécurité routière ñoo ko doon amal sàkku nañu ci ñi séq tali bi rawatina nag ci transporteurs yi ñu góorgóorlu bu baax a baax ba kaaraange gën di mën di jàppandi saa su nekk ci kaw tali bi. Bienvenue John mi ngi bokk ci collectif gi ñu déglu ko ci kàddu yi mu dénk Ababacar Camara. ci terrain bi wax ak askan wi pour vraiment accident yi mën a wàññeeku ndax ñoom li ñu ci jublu mooy lu ñu am ci loolu rek ak ku leen mën di jàppale bu loolu ñëwee dinañ jël lu sakkan delloo ko ci victime yi nga xam ne maanaam ñi loru ci accident te nekk ci hôpitaux yi donc xalaat boobu nekk xalaat bu rafet jóge ci ay xale ma ne kon kii dinaa ci jàpp moo tax ma woo samay xarit Omar Thiam woo Ibrahima Ndongo Seydou Ndoye ñu ñëw ak association des chauffeurs de la ville de Dakar les ambulanciers ñëw ñu taxaw jàkkaarloog seeni doom ñu wax ak ñoom parce que seen xalaat bi rafet na rafetaay boo xam ne ñëpp ci bëgg a dugal seen loxo xanaa métti na parce que essence bu yokk moom day yokk paas déjà amul chaîne la amul kenn ko xam ne rek doo ko sentir kiy tukki kiy dawal ki yore otoom ñëpp ñoo ci yem kon augmentation moom toujours day métti nañu seet nag léegi naka la ñuy xoolee daal ut ay pexe ba mun ci génn parce que li ñu naan besoin de mobilité dafa nekk loo xam ne nii dafa war ci société mais waxtaane wàllu politique ak waa Benno Bokk Yaakaar yi nga xam ne ñoo ngi dànkaafu waaye Yewwi Askan Wi dañuy amal ab marche àllarba ji di ñëw ci Ndakaaru loolee nag waa Benno Bokk Yaakaar di xam ne daal du ñu nangu di seetaan kenn di salfaañi dëkk bi baa nga fiy indi fitna lu aju ci élection législative yi te ñu bëgg ci ñi nga xam ne ñoo di askan wi ñu yeew bu baax a baax ngir kenn bañ leen a dugal ci naka sudul noona ca Médina lañ doon amale am ndaje fa lañ ko waxee ñu ànd ci ay leeral ak Mamadou Fall Modou Diop. Fall woote mobilisation bu rëy ngir nag jëm ci élection législative yi ñu dëkkmal tubaab duppee ko démonstration de force ci Médina mbooleem cadre wala leader yu Benno Bokk Yaakaar yi daje nañ fa ñëw dooleel ki nga xam te ni moo di maire bu Médina di ministre conseiller Bamba Fall xam le ni ñi Ndakaaru moom noo mën ci def rek Benno Bokk Yaakaar dana ko jël ci ñii wala ci ñaar. commune bu ñu dem nañu xam ne benn tëtris lañu am muy Aliou Ndoye benn tëtris national lañu am muy Mimi Touré nañu booloo liggéey ci seen gannaaw ñu jox président ndam. mobilisation bu mucc ayib boo xamante ni ki nga xamante ni moo di coordonnateur national di Mimi Touré rafetlu ko lool moom daanaka sax mu ngay woo ndaw ñi ci ñu gën a vigilant ndaxte dara jarul yenn yi. La jeunesse de Dakar une jeunesse vaillante. bu leen nangu kenn di leen dugal ci ay coono te ñoom bu desul lu dul séddoo ay poste ñoom ñooy rangale seen bopp ci liste bi. Bamba Fall dellu si nii waa Yewwi Askan Wi wala ñi nga xamante ni sax ñoo doon wut ngir manifester ca place de l'Obélisque sant yàlla la ñu def bi leen ko préfère gàntale. kon tey Sonko moomu tapet la xam ngeen lu tax ñoom le ministre de l'intérieur sauvé na leen parce que su ma sañoon tey. ñu bàyyi autorisé woon leen tey jii ñu lal dañoo liggéey 200 000 personnes mënuñoo am 1000 maa ngi doog a gis nag autorisation marche ñu interdire ko ngay sant yàlla maa ngi doog a gis pour la première fois ñu interdire la marche ngay sant yàlla noonu naan bii garaawul sax nañ bàyyi ba mercredi. ba tey ci wàllu wi maire Médina di xam ne ni fii ci Ndakaaru moom bu yaboo na ko jéggi dem tëddi nelaw ndax yëf yi président Macky Sall ak Benno Bokk Yaakaar jël nañ ko ba lépp. élection législative yeeg cër bi ñu ci jox ndaw ñi mu di jeunes yi fële ci diwaanu Kees ñu bari ci ñi yëngu ci wàllu politique rafetlu nañu ko kenn ca ñoom di Habib Niang gis ne daal loole kon bu sottee dana mën a tax ndaw ñi mën a demal seen bopp fa ñuy jëlee dogali di fa nasaka nocci di fa joxe seen xalaat am fa taxawaay bu mat sëkk ñu ànd ci bi reportage foofee ca Kees Cheikh Anta Diop.
nekk responsable APR fii ci diwaanu Thiès rawatina ci Thiès Nord nee na bëgg na lool ci tànneef gi nga xamante ne tànn nañ ko ñenn ay candidat ngir ñu jëmmal liste Benno Bokk Yaakaar ci élection tànneefu député yi ñu jëm. Moi, je suis le premier à dire au président public, monsieur le président, tu as posé des députés jeunes, des députés loyaux, parce que nous avons une opposition jeune qui est là, monsieur le président. Guerre bu jotee soxla wu ñu ay mag ay xale nañ soxla. Monsieur le président jëlal ay xale digne de son nom dinañ taxaw Assemblée nationale défendre les Sénégalais. moo tax rëccewuma di président jëlee Cheikh Gueye def ko xamante wuñu de mu ngi nii de yàlla moo tax may wax man bi ma président woowee le lendemain tabaski mu toog mu ne ma Habib gis naa sa taxawaay bi Thiès léegi ñaari choix moo am dama lay dugal si liste bi man ko monsieur le président man xem naa li si député dama yore njaboot sama ginnaaw. moom sax ak i ñoñom bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar nee na amuñu xiili xaal na dina ci def kéemtalaay kàttanam ba Benno Bokk Yaakaar gagné département bu Thiès. li may ñaan les femmes li may ñaan Thiès dañuy fexe ñu ñëpp àndandoo fekk ko la liste de Benno Bokk Yaakaar soit majoritaire à Thiès partout au Sénégal. lu jëm ci wàllu parrainage yi Habib Niane jox na lu takku nag coordonnatrice nationale bu Benno Bokk Yaakaar. yëkkati ngeen lu mot 25000 parrainage jox ma ko ma dem jox ko son excellence le président Macky Sall. président si boppam woo la coordonnatrice Benno mooy Mimi Touré. meeting bi nag xumboon lool Bombardier ak i nitam ñëwoon doon fi bàkku. Cheikh Anta Diop ginnaaw wàllu politique dañuy waxtaane jigéen ñu nekk ci jaaxle mooy jigéen ña fare ca Bargny te di yëngu ci wàllu transformation produits halieutiques di lay bàyyeekoo ci géej gi ñu di ko defar ba ñu mënees koo jëfandikoo lu ci mel ne ay keccax ak géej ak xeet yooye ñoom nag ci jaaxle la ñu nekk ndax ci jamono ji nga xam ne ñoo ngi di màggal bëccëg bi ñu jagleel environnement ñoom nee na ñu barab bañ daan toog di liggéey mënatuñ faa liggéey ndax centrale charbon ba fa nekk ndox mu bon ma fay jugee moo leen bëgg a dàqee fa ñu nekkoon loole nag bëgg nañ jiitu réew Macky Sall wax ci nu mu gën a gaawee ndax lottu nañu reportage foofee ca Tëngéej Abdou Diouf Diagne Ahmadou Bamba Samb. bëccëg gi nga xam ne àdduna daf koo jagleel wàllu environnement jigéen ñi yëngu ci coppat ñi jën te nekk ca Bargny nag jaaxle lool ci seen ëllëgu bërëbu liggéeyukaay boobelee ñoom ñu leen nag ñu joxañ baaraamu tuuma usines yi nga xam ne nag dañuy sànni tooke yu bon yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk. Sénégal sax laay wax avec 718 kilomètres de côte activité principale bi nga xamante ne mooy fii gën a jox nit liggéey pour mu mën a suturlu si pêche la boo ne pêche ne transformation produit halieutique waaye ñooñu bu fekkente ne tey yéen a ngi ko gis ndox mi nga xamante ne léegi génn biir centrale ba at mu jot mu dal ñu waxatuñu loolu touché li yàggul dara si weer yi passé ñun waa Bargny ñoo tokk ne du fi am parce que tam mënuñoo nekk si localité ba nga xamante ne agressé de toute part parce que boo ne tey soko si mu ngi à gauche nga ne géej gi mu ngi ñëw nga ne si kaw le pôle urbain de Diamniadio port baa ngi nii waaye te ñe na ñay dëkk foofu du waruñoo am jàmm waruñoo am salaam ñàkk jàmm ji mooy amatuñu fu ñu liggéeyee. ak jafe-jafe bu tar bi nga xam ne ñu ngi koy dund ay at a ngi nii nag ñoom ñu la nag ñu sàkku ci njiitu réew mi mu daal ci àddu. fokk état jël si ay responsabilités xam ne moom moo ñu war a protéger bu ñuy wax protéger la terre mais moom moo war a protéger les communautés te ñun en tant que communauté sonn nañu parce que loo xamante ne chaque jour boo xëyee boo jaaree si li tey bu subaa nga jaar si li ka moom mu protéger communauté yi wax si kaawu Bargny parce que kaawu Bargny daf si war a prononcé wu mais li ñu seetlu mooy mosuñu dégg benn yoon le président Macky Sall wax si le cas de Bargny ak lii fi nekk si ay industrie polluante. Banque africaine de développement tamit daal dinañ koy jox wàllam ci nar wi ñoom ñi la nag ñu sàkku ci moom mu daal di dakkal nag koppar yi nga xam daf koy dugal ci industrie yi nga xam ne nag dafay indi ay tooke yu bon ci kaw askan wi. liñ ciy def rek mooy dellu di ñaaxaat banque yi ñu respecté engagement yi nga xamante ne jël nañ ko ci climat bi ndax jël engagement yomb na mais mu ànd ak say doxalin dafay am solo jël na engagement ne du financer charbon. ñuy ñaxtu di ñaxtu pour mu réviser ay politique énergétique am pour inclure ci engagement boobu def na ko mais nag il est temps que mu agir avant qu'il ne soit trop tard. jafe-jafe yu tar yi nga xam nag jigéen ñooñu ñu ngi koy jànkoonteel taxul nag seen yaakaar tas benn yoon na ñoom ñu la nag ñuy jàpp na bés dina ñëw lépp daal di saafara. Abdou Diouf Diagne waxtaane leneen mu di wàllu musique ak festival jazz Saint-Louis fanweer lu édition bi ñu doon amal ca Ndar jeex na loole nag ginnaaw ñetteet yoo xamante ne ji toog nañ ko festival bi amul dañ ko mujj de jëlaat mu di lool dund nañ ko bu baax a baax ca diwaanu Ndar ci mbégteem ñu bari ñu bàyyeekoon fu ne ngir teewee ko ñu ànd ci ak Abi Faye Hamadou Ba. ñu jóge fu sori ñu ci bëri ñëwoon dal fii ci Saint-Louis ay fan yu bëri ngir
fekkee yenn ci spectacle yi bu anto organisation bu mucc ay bu fanweer bi lay yoon bu festival bi lay moom moo ko waral ñoom ñi teewee ko am ci ab mbégte. ma ñëwee gis organisation bi mucc ayib public bi ñëw répondre ak des artistes internationaux yi nga xam ne vraiment ils ont assuré de belles affiches dama ci am mbégte gis gan yi ñu wuy ci ñëpp jóge fu nekk ci àdduna muy kontaante bu rëy daal. man maa ngi ñëw ci festival bi depuis au moins 5 ans depuis bi ma intégré Université Gaston Berger c'était en 2010 donc si la amoon habitude di ñëw ci festival jazz bi donc la démb laa jóge Dakar. Fantastique et j'espère que le public a aimé mais l'accueil ici à Saint-Louis a été formidable et on souhaite beaucoup de succès, que beaucoup d'autres passionnés de jazz pourront bénéficier de ce spectacle incroyable. Je viens depuis 10 ans. fukki at a ngi nii may ñëw fii man dama bëgg festival bi loolu xam naa ko bu baax te bu ren bi daf ci raw am naa mbégte bu baax a baax fi ma toll nii te yaakaar naa ni ñi fi teewoon yépp rafetlu nañu festival bi ak prestation bu mujj bi. at wu jot Saint-Louis day doon barab boo xamante nit képp ku bëgg musique jazz fii ngay daje génération bu ci nekk. gannaaw ñetti at yoo xamante nit ab tekkaaral lañ ci nemmeeku festival bi dellu si waat ci place bu Faidherbe. ñuy organiser festival c'est tout Saint-Louis moom festival parce que festival dafa war nekk vitrine Ndar ku lépp ku xool si seetu rek war nga gis sa bopp si festival bi loolu la ñuy jéem boobu ba léegi c'était pas évident que nag année yi ñu génn ñu amoon Covid 19 daaw ñu def mini festival ren ñu dellu si waat en grande pompe à la place Faidherbe depuis 3 ans place aussi nekkoon place bees xamaguñu woon ñu fiy installé ñu requalifier la place mais requalification bi vraiment ñu bari wax nañ ni Saint-Louis lañ ko defaral parce que ku fi ñëw tey gis nga sa bopp ci bopp li ñu doon def. concert yu bari lañ programmé woon waaye manifestation off yi amoon na foofee rawatina itam foire ak ay exposition yoo xamante nit ngir ñu mën ko tëj mu rafet. ay concert la woon ak ay exposé lépp ci biennale bi maa ngi digal képp ku nga xam ne bëgg nga xam jazz bu baax a baax nga ñëw fii man moom déwén dinaa dellu si. dox jëm ca atum 2023 ñeel fanweer ak benneel bi la yoon bu Saint-Louis Jazz. À la 31e et encore jusqu'à. waxtaane wàllu tàggat yaram ak football fii ci Sénégal Ligue 1 bi Casa Sport jël na ko tey jii la doon football ak Teungueth FC kenn ku nekk dugal sa morom benn bal muy match nul boobee tax Casa Sport am benn point bi mu soxla woon ngir gagner championnat bu Sénégal xibaar bi kon mooy loolu. leneen mu di deuxième journée éliminatoire CAN 2023 Sénégal tey jii ci entraînement bu mujj ca stade kon bu Abdoulaye Wade ba ca Diamniadio laata muy waajal muy football ak Rwanda tey ji lañ ko doon amal mu di préparation boo xamante ne ji xëy na gàtt na diir bi waaye nag amul conséquence bu mën a jur ci préparation yi ndax gaynde yi war a kon jouer suba ci talaata ji ca boobile stade seen digg ak Rwanda dañuy ànd ci ay leeral ak Cheikh Sadibou Diarra. équipe nationale bu Sénégal bu amul kenn ku gaañu mooy dajeeg waa Rwanda ci ñaareelu bés éliminatoire CAN 2023 yi su fekkee ni jogante yi jegaloo na trop gaynde ànd ak déggoo bu am solo. Hier on a fait une séance pour des garçons qui n'ont démb amal nañ benn séance d'entraînement mu soxaloon joueurs yi nga xam ni kon bokku woon ci match gu njëkk gi lépp rek ngir ñu nekk en forme fi mu toll nag séance gu mujj gi la ñuy amal waaye di rafetlu ne amul benn blessure joueurs yëpp nag kon disponible nañu ngir rek équipe bi taxawaay nga mu war mu am ko. Demain on verra la composition d'équipe qu'on mettra en place. Tous contents de se retrouver, tous contents. Bëgg nañu lool ci teewaay bi ñëpp fekkee ko. ñu war a kon am benn état d'esprit boo xam ni dina dëgër lool ñu wane comme li ñu amaloon ci CAN bi yaakaar naa ni daal mentalité boobu dina fi nekk. On va garder cette mentalité. Rwanda na xam li koy xaar Sénégal fas yéene na doxal footballam ci kanamu ku mënti dajeel. On peut aussi à travers ces matchs-là mettre en place. ak jogante yi ñuy amal mën nañ taxawal benn animation goo xam ne rek dinañu may ñu gën a am taxawaay ci mondial bi moo xam ci style de jeu bi ñuy amal waaye it attaque bi ak défense bi ñu préparé ko bu baax a baax. football bi ñuy amal nag bëgg nañ rek mu gën a nekk loo xam ne nii dina jaar yoon moo xam ak Bénin mbala ak Rwanda ak bépp réew rek goo xam ne nii moom la ñuy dajal. équipe comme vous avez l'habitude de les. Sénégal bi jiitu ci groupe L éliminatoire CAN 2023 bi mooy laale ak waa Rwanda talaata bu juróom-ñeenti waxtu jotee ci stade Maître Abdoulaye Wade mu war cee dëgëral place am jege ci lu gën a gaaw qualification am.
Cheikh Sadibou Diarra jërëjëf mbokk yi nit jërë ngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futur Média 20h di ngeen ànd ak Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop ci xibaaru tubaab yi yàlla nañu yàlla doole jàmm ñu fanaan jàmm bu subal jàmm.